ok asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di ziar di balu ak bu baax a baax mu mel ni question bi ñu laaj muy que ni kan mooy Serigne Moustapha dafa nekk question boo xamante ne bi ku ci doon tontu mën nañu wax ni fii ngay fanaan ndaxte peut-être yow li nga xam si moom li nga xamul si moom moo ëpp te yow li nga xam si moom boo toogee di ko wax peut-être mën nañu wax ni fii ngay fanaan. parce que nit koo xam ne peut-être tey li ñuy wax ne boo duggoon si net bi di wër CVM doo ko gis parce que am na yenn domaines yoo xam ne mënoo ko fa gis mu apparaître fa mais boo doon laaj ay njabootam ñi nga xamee ne yar na leen ñi nga xamee ne yàgg nañ ci mission am mën nañ la wax exactement kan mooy Serigne Moustapha Sy. benn guide spirituel la wala benn guide religieux la boo xam ne ñu ngi soqeekoo si ñaañu tedd muy maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak maam Sofi Dem donc ñooñu ku nekk xam ni maam Cheikh waajuram mooy maam Babacar Sy donc mooy koo xam ne ni sët la ci maam Babacar Sy donc mu soqeekoo foofu nekk koo xam ne ni depuis mu nekk tout tànk objectif am mooy naka lay def jeune même pas Sénégal mais àdduna bi yëpp bala muy gën a fay Afrique bi yëpp naka lay def nga xam ne dañuy nekk ñoo xam ne dañuy am valeur nekk xam dañuy am xam-xam yaru tegu ci yoonu diine ak siraatal mustaqim. Tiwaawan la juddoo Tiwaawan la màggee Tiwaawan la jàngee parce que moom ci boppam moo ko wax mu ne génnewul benn université bu dul université Maodo donc Tiwaawan la yaroo Tiwaawan la jàngee bi mu demee nag ba gis situation Sénégal ni mu nekk ak contexte bi ñu nekk ak diine bi li mu laaj mu xamee ne instant bi jeune rek moo mën a taxaw pour régler situation bi si la fippu mën nañoo wax ne am engagement pour mën a changer li nga xam ne moom moo nekk si réew mi si loolu nag lañ ko mën a génne carrément ci catégorie parce que boo waxee sëriñ rek dañuy wax ne képp ku sant si sëriñ la képp ku sant si jóge nekk ci waawoon sëriñ la donc bu ñu waxee Serigne Moustapha Sy sëriñ la mën nañoo wax ne amul différence ak ñeneen ñi mais bu ñu waxee ne responsable moral daayatul Moustarchidine wala Moustarchidaty la boobaa dañuy gis différence bi parce que moom moo créé mouvement am si loo xam ne kenn fekk ko ci tey tout récemment fan yii la passé mi ngi doon fêté 40 ans d' existence donc mouvement bu am 40 ans d' existence nekkatul ay fo te si loolu mu nekk mouvement yi gën a solide fii nii ñu nekk si au Sénégal te loolu li ko may mooy engagement bi mu jëloon différence bi mu marqué entre moom ak yeneen ñi nga xam ne ñoo juddoo ci waaw. nit nag ci ñett rek nga koy natt da nga koy natt ci xelam natt ko ci xolam natt ko ci jëfam bu dee xool nga ne xam ne xelam xam-xam bu sell buy jariñ moo ciy génn nga xool xolam nga yëg ni yéene gu sell gu rafet la am ci ñëpp nga xool jëfam yéeg ni jëfam dëppoo nag xelam dëppoog nag jëfam dëppoog nag xolam bu boobaa nag bu la neexee ne àtte ni kii nit la Serigne Moustapha Sy ci ñett yooyu rek lañ koy natt ci suñu gis-gis bu gàtt mooy ci xam-xamam ci yéene gi mu mës a am te mooy relever défi waaye ci li mu réalisé te bu ñu xoolee réalisation bi mën naa ne bëri na ci Sénégal bu dee Sénégal sëriñ la ñu xam bëri na fi sëriñ yoo xam ne dañoo doon ni taalibe waaye Serigne Moustapha Sy c'est le seul boo xam ne nii ña ko topp doonu leen ñii mi ngi leen jëlee ci baar yi ñii mi ngi leen jëlee ci université yi ñii mi ngi leen jëlee feneen wala feneen foo xamante ni nii du bërëb bu ñu nawul kon nag ku mel noonu ñëw ci contexte boo xam ne réew mi jaxasoo na ndax ñëpp ñu ngi fàttaliku crise 69 ba année 70 ba année 78 kon jaxasoo googu réew mi nekkoon ba ñu ñëw fii ci 2020 ñu yëg ne bëri na ay jeunes yoo xamante ne ak lu jamono tërëdi ñu ngi dund diine bu sell ak lu jamono jaxasoo ñu ngi dund tariixa bu sell boo xamante ne yàqalu leen seen doxu farata àdduna kon kooku il a le mérite te mooy dafa réaliser li nga xamante ne moom la yéene bi maam Cheikh amoon ci njabootu Cheikh te mi naan ko umanaa u nahjika fi taaddudi sahyihim umanaa u haza al alami jusmani fa ka annahum fi zikri wala adabi alladi fi zikri min mala'i sama ruuxaani wa ka annahum waxta nashaati li ahlihim wa li qawmihim bi wazifati sultaani
te mooy lan nga jël nit yëg ne ci àdduna boo ko nattee ci responsabilité même bu occupé wul fonction bu rëy sax ci état boo ko xoolee yëg ne responsabilité bi chef d'état di am na ci moom te muy ndaw boo ko nattee ci wàllu yàlla ak discipline bu muy joxee digganteem ak boroomam digganteem ak i moroomam ak sacralité bi mu koy jox nga jàpp ne kii ndekete malaaka mu sotti la loolu la Serigne Moustapha Sy réussir ci ndaw ñi te mooy jëfam kon jàpp naa ne bu ma naan kan mooy Serigne Moustapha Sy dama koy tënk rek ci ne mooy ki réaliser yéene bi nga xamante ne moom la maam Cheikh amoon moom la yonent bi am ci jullit ñi moom la yàlla am ci jaam ñi. ni ma xamee Serigne Moustapha maanaam dama judd fekk samay ñaari waajur bokk ci daayira bi buñ bokkee ci daayira ma màgg ñu nampal ma ci ba ma demee ba am aussi ba xàmmee xam ne aussi tamit lii ma nekk wuuteeg nag li may gis ci mbedd mi lu bëri ndax li ma nekk yaakaar naa moo gën te sax moo gën parce que soo ko nattee sa bopp natt say waajur xool ni ngay jëfante ak waa mbedd mi li nga xam ne lii kat moo gën lépp loo xam ni nekk nga ci wala gis nga keneen nekk ci. judd moo tax ma xam ko su ma waxee dëgg parce que nit ki juddoo na feneen te nekku ci wala woon nit ki juddoo fa màgg fexe ba xam ko mais man mun naa la judd moo tax ma xam Serigne Moustapha parce que xam nga lu tax dama juddu fekk ci sama baay ak sama ndey ak suñu waa famille yëpp nekk ci donc boo juddoo ngay commencé màgg di dégg di gis ay image aussi ndax boo nekkee ci benn milieu photo bi ngay gis di nga xam ne kii kat benn personnage la bien vrai que doo ko mën a identifier gum di nga gis ñuy seetaan dara soit conférence wala dara da ngeen kii kat xam maa ngi koy xàmme si tuuti nga siy màgg nga siy nàmpatal ba tey ñu naan la kat kii mooy diw kii mooy Seydou Cheikh Moustapha Sy yéen ay kadeem yéen kii moo ñu war a guider kii ngeen di topp mooy seen chef comme ni koy waxee religieux spirituel politique genre yooyu noonu yëpp donc daanaka ci loolu lañ dem ba xamee ne ñu ko ndeke kii lañ amal affaire mais pas keneen. man dama judd fekk sama waajur nekk ci daara ji ma am chance ñu tuddee ma ko loolu ci premier pas noonu laa ko xamee mais dem ba ci biir comme que dañ ma ko tuddee c'est logique ma nekk ci ëttu tarbiya mooy ci al-Moustarchidine wal Moustarchidaat ma nekk ci biir daara ji di si jàng ñu ngi ma ciy tàggat comme ndaw ñu ciy nekk yëpp nekk ay cadet noonu laa def nag ak samay jógu bopp ba ci mbaaxam yàlla ak li ma boole moom mais ci début bi daal li ma judd fekk sama wajur noonu laa ko xamee évolution bi nag de fur et à mesure nu ma évolué ci daara ba ni ma toll samay effort bopp ci enseignement am noonu laa dem ba xam lu bëri ci moom daal. dañoo judd ci daayira bi màgg donc ay produits bruts daayira bi lañ donc du coup dañuy mën a xam facilement kan mooy Serigne Moustapha Sy parce que si ëttam lañu juddoo. dañoo gimmi rek yem ci moom xamuñu ko dul moom waaw lu dul moom it xamuñu ko ndax judd nañu fekk suñuy waajur bu góor ak bu jigéen nekk ci ëttam di fi liggéey di fi def seen tarbiya ñu gane si fekk leen fi kon dañoo judd rek gimmi yem ci Serigne Moustapha Sy ñu tuddee ñu koy waaw kon mën nañ ne bi ñu juddoo lañ ko xam. ba ñuy xàmmaliku Serigne Moustapha boobu mën nañu wax ne xale lañ mais nit ku nekk booy màgg sa xel day ñëw sa xalaat di ñëw ngay dem bay découvrir bu doon ci loo xamante ne lu bon nga nekkoon booy dem bay màgg sa xel yàlla may na la xel boo xamante di nga mën a xam ne lii kat du lu baax nga retourné bu dee lu baax la nga ne lii kat lu baax la nga continuer ci donc peut-être âge bi ñu toll yàlla xaw nañu may tuuti xàmmee boo xamante ne di nga mën a xam ne lii lu baax la nga continuer ko wala nga xam ne lii lu bon la nga arrêté ko mais nga gis ni lépp loo am ci éducation wala lépp loo am ci benn xalaatin bi wala ci benn xàmmee wala benn ràññee bi mën nañu wax ni grâce à moom. bi nga demee ba màgg ba commencé di affronter ak yeneen mouvement yi parfois boo nekkee ci école nga nekk ak ñoo xam ne bokkuñu daayira wala nga nekk ci mbedd nekk ak ñoo xam ne bokkuñu daayira bu boobaa ngay xam différence bi am entre Serigne Moustapha Sy ak keneen. kañ la ñu am prise de conscience ci responsabilité am nag loolu nag ba ñu gimmee la def la part des choses mën a xàmmee xam ne kat lii mi ngi fi leneen mi ngi fi waaw ndax ñaari yoon doo nga fi am waaw yoon bii Kaolack la lay jëmee xoroma fa am. yoon bii Ndar la lay jëmee suukar a fa am yaay tànn nag xoroma la gënal wala suukar donc bu boobaa nag la ñu am conscience ci ne kat d'après li ñu jàng ci ëttam dina jafe ñu jël suñu existence dugal ko feneen fu dul ci ëttam. lépp loo am ci benn xam yow yaay kan
xam foo war a jëlee sa responsabilité xam ci lu bari ci àdduna mën nañu wax ni moom moo tax donc kooku noonu yar la peut-être te bi ngay nekk di ànd ak moom lu tuuti nga donc boo xàmmee rek di nga xam ne lii lépp moom moo ko waral donc bu ñu mënee wax fi ñu ko xamee rek mooy que ni xam nañ ko ci bi ñu nekkee ay xale yu tuuti bi ñu màggee aussi tamit di dem ci ay programme muy wax ñuy dégg muy wax ñuy gis di dem foo xam ne dañuy teg suñu bët duñu may suñu nopp duñu may suñuy xel di xalaat suñu xol di làmp daj suñu xol di yëg donc ñu ci lañ ci door a xam kan mooy exactement Serigne Moustapha. waaw lu ma yéem nag mooy naka la mën a def ba organisation am ci daayira bi nga xam ne ni moom la nekk jiite muy daayiratul Moustarchidine nga xam ne programme fu mu amee soo quitté Sénégal léegi fekk ko bitim réew man moom loolu moom yéem na moom bokk na si li nga xam ne ndax ñi yéem bëri na mais loolu bokk na si tey jii amul fenn foo xam da ngay dem nga naan ay man dinaa xaade programme ba bàyyi section ba foo jógee point A dem point B la nga bàyyi point A mu ngay fekk point B. xam nga nitu simple mënoo nattu cëru nitu yàlla ndax baat bi ngeen naan baatu nitu yàlla mais boo ko xoolee wala boo amee chance jege ko tuuti di nga xam ne que c'est pas une personne ordinaire comme yenn nit yi sama genre yi wala keneen ndax li la koy may mooy que ni nga jàkkaarloog moom nii wala nga toog moom mais li lay yëm ci moom maanaam benn bokk na ci mooy humanisme Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy muy mag muy ndaw góor ak jigéen ni mu amee affinité wala nu muy amee link ak yow mënoo ko leneen la. nu mu fexee ba ñàkk jeunes yi nga xam ne nii les tendances ñu xawal léegi comme ni ñu koy waxee jeune boo gis mu ngi xalaat la toxicomanie ay drogue tabagisme yooyu noonu daf fiy bëri jeune boo gis mu ngi xalaat fo jeune boo gis mu ngi xalaat ay musique ak ay boîte yu kenn xamul moom mu fexe ba ñàkk jeunes yi xamal leen dëgg la de jamono ku fi nekk am na loisir mais ak façon bu ñu koy defee donc fexe na ba ñoom ñu gëm seen bopp ba pare respecté seeni ay valeurs yi nga xam ne ni moom lañ war a am. constance am man ku may laaj la moom ma impressionné ci Serigne Moustapha Sy dama naan la constance am. jamono bu nekk rek du changé jamono bu nekk day nekk jamono boobu moom man loolu moom ma impressionné xam nga foofa da ngay gis nit mu nekkoon peut être ñu ne kii temps 1960 la temps 1960 boobu bu jàllee moom day mel ni comme si ku changé wala ku dindi benn objectif si lu mu nekkoon wala ku changé si lu mu li woon mais moom da ngay gis ni. constant voilà dafa net ci kii woom nu mu meloon 1960 ak léegi boo xoolee 1960 jamono ba mu laaj nu mu waroon doxee noonu la doxee ànd ak moom jamono bii li mu laaj noonu la mel c'est-à-dire doo gis benn changement si lenn dafa honnête ak ñëpp doo toog ba dégg nit ne moo ma waxoon na ma lii te gisatuma ko voilà nii laa ko gisoon mu mel léegi melatu noonu. ndax dafa jafe nit nga jël ay waxam année 80 ba 2018 wax bi doon benn jafe na waaw kon constance boobu mu amee ci philosophie bi muy doxal te mooy dara bàyyi ko fi lu dul jëmale kanam diini islam bi dara bàyyi ko fi lu dul mottali yéenay kilifaam yéenay maamam yi mu dond constance boobu mu am ci discours am ko ci doxalinam am ko ci jëfinam ba mu jaral ko constance boobu tax tey mu nekk victime mën naa ne ci société bi kooku loolu leneen la. mënul la wax loo xam ne boo paree di nga ko dute daal du la wax luy dañ parce que moom moo toog si yoof bi mu ne ñu am xaw ma lu ma mëne waaye mënu ma leen wax lu dul dëgg donc c'est pas facile si jamono ji ñu nekk. beneen aussi mu nekk nit koo xam ne kenn mënu koo corrompre li tax kenn mënu koo corrompre parce que nit ki mës naa seetaan benn film kooku ne ko ki ngay toog kii mu am ku mu amal problème mu ne ko demal nga xoolal ma si dossier yi parce que nit koo xam ne amul benn jaar-jaar si àdduna ak justice mënul nekk si koo xam ne egg na si yenn niveau yi te tey Serigne Moustapha Sy egg na si yenn niveau yi te kenn mësu koo jàmbaaraam donte la dugg na prison mais ñi ko dugal prison sax ñoom ñoo retourné xam ne ñoom ñoo ko tooñ donc nekkul nit koo xam ne n'importe qui la tey ku mu nekk sa sëriñ yow yaay am fierté bi parce que xam nga ne du yàgg àdduna du yàgg bañ mën a taxaw si mbedd si télé bi juut ko baaw. man li ma gën a impressionné Serigne Moustapha mooy générosité parce que nit la koo xam ni des fois nga gis nit def ko lu ne ñu si wetam day mel ni
doomam bu mu jur la tiim di la wax lu baax loo xam ne te loolu aussi nekk na lu ma marqué trop générosité am si wàllum joxe xam-xam si wàllu aussi tamit tabax nit te da koy jaral lu nekk. beneen bi aussi mooy dafa nekk koo xamante ni doo gis mu raf devant n'importe qui du raf du xof du c'est-à-dire nit lu mu am daraja loo rëy boo ñëwee ba ci kanam mam mu jàngal la ak manière bi mu teral la ak manière bi mu teddal ak loo doy bu ñëpp naan diw mi mu yëkkati la ba tax ku la gis rek naw la donc man yooyu nga xamante ni bii à chaque fois booy xool ci kanamam du mu ko changé resté bu mu resté même nit bi donc ak li ko yàlla defal yëpp yooyu daal moo may impressionné parfois damay toog di ci xalaat nga xam ne daal yàlla rek nga moo mën a maye yenn yi te may na ko. waaw jikkoom en tout cas nekk na nit ku sincère parce que sincérité moom mooy tax nga mën a ànd ak sa njaboot te ku si juum nga mën ko tegaat si yoon bi. homme de principe à quelque sorte nga xool ko ci wàllu moo xam respecter rendez-vous moo xam ci wàllu yi nga xam ne ñoo gën a basique sax wala personnel waxuma la moom sax de mais nit yu mu defar yi mooy ay njabootam yi ngay gis boo jëflante ak ñoom rek nga xam ne que ni donc mu ngi reflété ndax ku ci nekk ni nga koy xamee ci moom mooy que ni ci kilifaam. bu ñu nee seen waxoon na sa faar rek dal ngeen di ko gis ci moom ak le respect envers les autres am na ñoo xam ne nii dañuy woote wàllu kilifa te ñoom seen jëm bopp dangay gis ni sax respect bu ñu mën a jox nit ñi sax jox ne mais moom respect bu mu am surtout ba nga xam ne nii sax mën nañ ne rus naa woowee leneen lu dul njaboot ñi mu am xam nga ki lay gis naan la njaboot kooku wax dëgg fa yàlla sooy na si yow nekk na sa parent daanaka mën nañ ko wax donc respect boobu ne moom envers les autres ak respect bu mu am ci boppam tamit loolu aussi daf ñuy attiré trop ci moom donc bu defee dal bi yaru bi ak respect bi ak teey bi daal dëgg fa yaa attiré nañu torop ci moom ci wàllu caractère. waaw man honnêteté laay wax honnêteté ci wàll yëpp. nit ku honnête la dafa honnête ci boppam honnête ak ñi mu nekkal. parce que ku xam Serigne Moustapha xam ni ku amul honnêteté sax doo mën a jëflante ak moom man dama ni soo ko xoolee nga naan c'est un honnête homme voilà au sens complet sens plein du terme nañ ko wax. nekk aussi tamit nitu dëgg moom dëgg bu ñëwee dafay wax après la vie continue que nit ki mu gêné ko wala mu ñàkk koo gêné dafay wax dëgg bi après mu continuer ci leneen donc moom mu nekk ñaari mbir yoo xamante ne bii ci jamono tey mu raa ci kilifa mu nekk ku honnête ak boppam honnête ak ñi nga xamante ne bii ñoom la njabootee te bu ñu xoolee Serigne Moustapha mën nañu wax ne amul sax vie ndax Moustarchidine amul vie ndax Moustarchidine. personnalité moom kenn mënu ko kenn du ko naataable donc nit kuy incarner personnalité la loolu moo waral à chaque fois muy sonn si yenn thèmes yi personnalité de la femme Moustarchidine donc à chaque fois parce que di renforcer personnalité bi pour que nit ñun ñi nekk ay njabootam au moins ñu mën ñoo comparer si niveau am daal. dafa fonk njaboot de trop ba nga xamante ne bi yooyu daal lañ mën a caractériser si lu gàtt ci moom muy que nit ku honnête la ci boppam honnête ak ñëpp nit ku dëggu la nit fonk njabootam la. nit ku am borom xam-xam la ku bëgg xam-xam la te kuy sonni xam-xam la preuve mooy université Ramadan yi passé donc c'est pas facile nga gérer lu mel noonu ku ko fi tenté di nga ko tegaat moom donc moo ko tenté di ko continuer donc loolu tamit luy caractériser personnalité am la daal. waa loolu mën naa ni lu neexaw dégg la te mooy li ci gën a yéeme mooy malgré yar gi ñu yaroo ci ëttoom malgré li nga xamante ne ni moom la ñuy dund di jëfee enseignement am buñ la waxee ne mosuñu koo am ak moom jotaay mu toog mu wax ñu wax yaakaar naa loolu rek doy na kéemtaan te mooy yar nañu te ba léegi mënulaa wax ne mënuloo wax ni ñëw na sama kër waaw lim ñu yar rek yar sama junniy morom te gisuñu ko yaakaar naa ne bu ñuy laaj moo gisa yaakaar naa loolu rek doy na. ci li ma laaj yëpp boobu moo ci gën a daakal ndax xam nga benn baat daf may faral sax ñëpp ma ciy xalaat
mooy li mu wax ne que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amee ñaari atu mooy benn bi dafa amee compatibilité d'humeur avec le Coran man ma jàngat ci personnellement boo tuddee Coran yonent bi waxoon ne que ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla ma yar waaye sama effort bopp la ma yare mooy moom xëy na am na mérite bi mooy que def na effort mu contribuer ci yarum yàlla jooju noonu léegi yow mi itam nga nekk njaboot ma jàpp ne que ni li la war mooy nga amee compatibilité d'humeur ak enseignement Serigne Moustapha. waaw Serigne Moustapha de yaakaar naa ñiy débat surtout dinañ gën a gis question boobu noonu parce que parfois sax ngay toog nii rek di débat benn question entre parfois sax dañuy dal parfois surtout des femmes ngay débat dara Serigne génn répondre la si question boobu mu mel ne comme si bi ngay débat bi da ko fekkee woon donc loolu te comme moom moo ko wax moo ne ñaari Moussa Sy fu ñu nekk ma ñetteel leen fa di posé wu question si dara Serigne génn répondre la si question boobu moom arrivé nañu à maintes reprises. wax dëgg fa yàlla bu waxee dëgg rek loolu moom am na loolu moom am na parce que dañ naan nit ki nga xam ne nii ginnaaw yàlla am nga yaakaar ci moom looy def rek sóor ko ci loolu dafay am. loolu fi am sunu première année université la mu nekkoon comme première année étudiant yi ni ñu nekkee ni famille bi ma nekk comprendre duñ exactement maanaam réalité universitaire yi voilà ñu dem bañ demee amuñu logement amuñu yenn moyens ñu toll benn situation boo toll boo xam ni pour nga am cours sax problème la maanaam pour nga am cours yow ma ngay xëy da ngay naan man nag sama paas bi su ma ko jëlee jënd si ma jën mais ma toog benn jour mu war a nekk une semaine ma war faa dem damay fanaan université une semaine laa war a def te 500 francs nekk sama poche ma génn nag ni Serigne Moustapha waaw xaw ko santa sax laa koy tuddee ni voilà soo ma seetaanee nag ba ma sant loo si diggante bi yow la daal di génne dem mais yàlla day dogal damay génn dañ teg benn mbokk pas-pas tuuma da ngay jàngi ma ni quoi damay jàngi ñu romb na ma sax après mu daaw tourné ni ma am jàppal lii parce que réalité université dafa xaw a metti si loolu te baa ngi doon wax une semaine mais day loolu nga leen a jox rek dem nga ba 1 mois wala ba 2 mois yoo xam ne si mën a dund te loolu si lu terre à terre la te vraiment si jaayante boobu lañ ni ko moom nga ko mën a amee mu nekk loo xam ne lu rëy si man la ba tey sax su ma ko xalaatee soo damay ñaanalaan mbokk mi parce que nekk situation boobu xalaatuma ko woon te barke Serigne Moustapha Sy moo tax ñu am ko te ki koy def tamit njabootu Serigne Moustapha Sy la. ci cadre boobu nag gis nga dama ko ay déglu ci maam Cheikh lu mu wax ci Abouna Aboubacrine mooy nga denc nit ki ci bàmmeel nga fekkaat ko ci biir saal mu ngi toog di la xaar Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy en quelque sorte noonu la mel ak ñun muy que ni boo ko associé ci li ngay dugg wallaahi doo ko rëcc ci benn misaal bu ndaw dama ñëw voyage je suis de Kolda presque j'ai fait tout le Sénégal à part ñaari région lépp yàlla ak barke daara ji la mais gis nga li ma ci dund mooy que ni cadre oto bëccëg la suba la ngoon muy nawet muy taw wala ne ak quel qu'en soit milieu bi fu mu mënti nekk mosuma ci am problème heure bu ma saati wala bu ma jaaxle leneen rek il suffit que ma jékki-jékki il mari ma xalaat si ma wax ma turu ko de xalaat rek Cheikh Moustapha oto mooy taxaw sama kanam bi boobu à destination laa lay wax ak quel qu'en soit milieu bi ak lu mu critique dal nañu veille Korité bii nii ak couvre-feu bi 21h la keroog ma waroon génn am sorte ma waroon doxi lu urgent dama toog oto amul oto moom ma jël si yóbbu ma 3 étapes yi nga xam ne yi ma def yëpp ba ma egg fi ma dem avant l'heure egg naa fi ma doon def te taxe amul te ñi ma doon romb yëpp génnu ma leen mais li ma leen ëppee chance mooy que am naa kilifa te wóor na ma que ma sis à tout moment. yenn saa yi nga toll ci ay milieux yoo xam ne nii woo ci ay genre xat-xat yoo xam ne da ngaa ay waay ñun de am nañ kilifa gu ñu yàlla booleel yàgg naa def ay waxtaan naan ñu ñeeg nii xam nga automatiquement sa xel dem foofu ne la ñu ngi ñaan ci barke kilifa gii suñu mbir bii de liñ ci bëgg de yàlla nañ ko sam fa mu doon jiglaay. mu tombeel élection yi passé boobu aussi tamit dafa tombé woon ñu woon def suñu master soutenir suñu mémoire de master 2 mais comme ne woon na ay ci xob rek ñu tamit jël bagage yëpp teg ne te ku xam master 2 xam ni ñu bëri dañ koy def ci 2 ans parce que déjà dafay laaj liggéey en plus bu dee par exemple ku nekk faculté des lettres et sciences humaines première année master da ngay def sa rapport deuxième année bi si ngay continuer nag après door def sa soutenance ñu si bëri nag loolu noonu 2 ans lañ koy def parce que day fekk bu ñuy déposé yooyu day fekk du ñu pareegu mais ñun ay war Xotombeel ñu war a soutenir ba pare campagne élection présidentielle yi ñëw
d'abord sax législative parce que boo fekk nañu commencé ko mais ñu topp campagne yi fekk instant bu ma waree jóg rek mu ne man sama master bi mu war a soutenir ak yooyu pareeguma mais ma ne waxu kilifa daal du laalee suuf si man noonu rek ma jugaat soo sama daal parfois sama dinaa yow di nga feebar balaa campagne yi jeex. dernier jour bi campagne yi ba mu nekkoon dernier jour bi ñu woon def caravane tombé maa ngi feebar ma tëdd si lal bi maa ngi jooy ndax li ma demul mais bi campagne yi jeexee noonu rek ma ni xaaral sëñ Sa daal fu mu fépp dafa war a amee ndam donc amee nañ ndam ci élection yi donte ne gis nañu demee mais ndam pire la ndax ku xool ci situation yi xam ni ndam pire la donc man tamit ci sama domaine war na man fu ma nekk moom mu siggee foofu donc noonu laa def di fanaan si machine bi di fanaan jéem a perfectionné ba du ma bàyyi dara lu ma leen ne lii su ma ko defee à la légère sax nit bu ko xoolee ne lii liggéeyu Moustarchidine la sax xeeb la sax ma ne déedéet du ma jël bii donc fexee ba def liggéey boo xamante ne bii man sax après résultat daf ma bu ma koy lii sax dama naan est-ce que lii man maa ko defoon bi ñu nee ba ci jour soutenance bi ma dem ñi ma bokkaloon peut-être promo man donc maa ci nekk koo xamante ne moo ko def benn année parce que prof dafa wax ma ne ko man damay soutenir wax payal ba deuxième année bi comme am na lu des ak yooyu ma ne ko damay soutenir jàppal ma date rek donc mu jàpp date bi ma demee ba ci jour soutenance on était 5 te 5 yi 4 yi yëpp ñoom def nañ ko bu ma nekk seen deuxième année donc ñoom def nañ seen 2 ans après man ma def ma première année bi ma ñëw nekk 5e personne bi boole parce que maa xaw a ñëw en retard ak stress bi ak genre yooyu léegi ñoom ñoo waroon njëkk a soutenir avant man bi ma ñëwee toog nag ñoom ma xool leen ñoom ñu war a def seen 2 ans man benn année te ñoom déposé depuis décembre man ma déposé à 8 jours date soutenance bi noonu rek ma génnee sama téléphone génne photo ma ne sëriñ fii daal yow rek yaa fi ne wax ak moom ci yëg-yëg boo xamante ni peut-être moom kese la parce que parfois dama doon naan parfois su may bëggee def dara nii rek ma ne xaaral ma dem si photo Mame Babacar bi parce que nag sëriñ moom chargé bi instant yi damay am ñeewant si moom xaaral ma dem si Mame Babacar mais si ma toog rek génnee photo yi yem si photo rek après ma wax la may wax noonu rek fekk bi ñu ñëwee soutenance man li ma doon wax sax damaa génn ma ne est-ce que man maa doon wax parce que tellement tout a été juste profit apprécié li ma doon xaar à ce que dinañ dal sa ko comme ñeneen bu ñuy génn lu ñuy wax ñàkkatoo xepp di lox ay et tout mu ñëw ak aisé def ko génn si aussi ak mention boo xamante ne bii man kese man maa ko fa amoon si ñoom ñëpp kenn amu si woon mention boobu noonu donc affaire bi ba ma génnee dama ne man defuma ndax lii man liggéeyuma liggéey bii nii lii defuma ko donc mu nekk loo xamante ne bii daf ma marqué sama xel dem ci Mame Cheikh lu mu doon wax naan njaboot gi yéen loo leen yëkkati mu oyof rek xamoon du seen bos teg leen ko waaye loo leen yëkkati mu diis xam leen seen yëf la boo leen si defee seen fulla ak seen fayda rek obtenir ko